wàllu xaalis waaye loo ci gis bañ ci liggéey ba mu sori Macron dafa ñëw ànd ak Macky Sall ak Alassane Ouattara ñëw jékki-jékki rek ñoom génnee seen écho loolu seen écho la moo waral gis nga ni Nigéria moom itam beddeeku ci nële nanguwul écho bi nii nga xamante ni moom la ko Ouattara ak Macron ak Macky Sall bëgg a doxalee ndaxte naka jekk fii ci Afrique France ñaari tànk la fi am benn bi Côte d'Ivoire jamonoy Houphouët benn bi Sénégal jamonoy Senghor te loolu moom mooy wéy ba léegi ndaxte booy xool nooteel gi ci ñi mu gën a metti mooy réew yi nga xam France moo leen nootoon waaye réew yi nga xam Angleterre moo leen nootoon boo xool ñoom ñoo gën a jëm kanam. te itam ñoom ñoo gën a tamit moom seen bopp. administration bi sa bopp sax kee administration direct la def kee def indirect. yaa ngi dégg loolu moom moo tax ñu ne écho bii nga xamante ni écho Macky Sall écho Alassane Ouattara écho Macron écho boobu ñun taxul woon ñuy wax réforme yooyu ñun taxul woon ñuy wax. ñun li ñu wax moom mooy li nga xamante ni réewi Afrique ñoom ñoo koy déggoo mu mën a nekk sax cëslaay ci jëm ci booloo googu may wax parce que bu ñu amee unité monétaire xëy na dinañ àgg ci unité économique ba ci unité politique bu ko defee ñu mën a am tous les attributs de la puissance bu boobaa dinañ mën a jàmmaarloo ak Chine dinañ mën a jàmmaarloo ak France du caaga ne duñ jëflanteet ak ñoom waaye jëflante bi jëflante nawle lay. kon yéen seen problème yëpp Macky Sall ak Ouattara. du ay nit. mais li ñuy représenté système bi ñuy représenté. mais ñoom ñooy dooleel France bu may dégloo sa kàddu ñoom ñooy. moom laa lay wax ne la tey mënoon na nekk Mademba mënoon na nekkoon na Senghor. nekkoon na Abdou Diouf. tey Macky Sall nekkoon na Houphouët-Boigny tey mu nekk kii di Ouattara. yaa ngi dégg noonu la nekkee les Bongo au Gabon. noonu la nekkee tamit les Déby au Tchad yaa ngi dégg donc du ay nit waaye li ñuy représenté ak seen taxawaay. ñun loolu la ñuy ŋàññi. ndaxte Macky Sall bi mu nekkagul président ndax déggoon nga ñu koy ŋàññi déedéet bi mu ñëwee taxawaayam nekk taxawaayu xuusmaa ñàpp moom moo tax ñu koy ŋàññi. léegi pour ñu daaneel ndax waxtu wi jàpp nañu mooy wàllu sa parti politique boobu may woowee yenn saa yi sax ne avant muy grand sax la mujjee petit. muy grand parti jotuloo grand daal di petit fu ngeen ci toll. man. xam nga di nga dugg ci parti wala nga dugg ci ay organisation yu mel ne FRAPP pour ay motivation yu diverses grand parti li taxoon ma dugg ca te du man rek parce que man dama mës a gëm leadership collectif kuréel lañu woon Pikine bi ñu nekk élève bi ñu nekk étudiant yaa ngi dégg ba bi ñuy génn université tàmbali liggéey Pikine gis nga tey ñu ngi jooytu lan mooy pont bi nga xam dañ ko def fële na li boo ko méngalee pont bi ñu def Yoff ci suuf pont bi ay banc public lañ fa def yu rafet. auto point yu taaru. booru Philippe Maguilène Senghor. waaw mais boo demee Pikine ay xeeru géej lañ indi peinture ko teg ko foofu noonu. dafa rafet tamit si gis-gis de. dafa rafet ci gis-gis waaye nañu laaj waa Pikine ndaxte ay nit boo leen defal infrastructure laaj de yaa ngi dégg bu fekkonte ne fépp ay xeer la ñu ne kat kon liggéey bi noonu lañ ko tëralee mais lan moo tax fële ñu def fa ay banc public. def fa ay espace pour xale yi fu ñu foowee fële ñu ñëw def fa ay xeer romb Pikine ku ko dégg ak banlieue dañ leen yàgg stigmatisé dëgg loolu dëgg dañ leen yàgg stigmatisé il suffit nga ne banlieue laa dëkk wala Pikine laa dëkk am nit ñi même bu ñu la ko waxul loo xam dañ koy xalaat ci banlieue loolu nag boo ko màggaalee déterminisme la lay nekk boo xamante pour nga émancipé wu ci dafay jafe te da lay metti nekkoon nañ ay étudiant dajeeg suñu ay nawle université di dégg ay baat Pikine fecc dara nekku ci parce que aar la am na ñu ciy tekki am na ñu ciy tedd te aar dafa bokk ci mbatit am solo loolu mais Pikine li ñu leen kii woon moom mooy fecc agression lamb ak yooyu te administration Sénégal bu ñu ci génnee li fa nekk waa Pikine administration bi dafay rës ndaxte Pikine dafa yàgg yaa ngi dégg lycée Limamoulaye bi mooy premier lycée d'excellence au Sénégal concours général par concours général ñoom dañuy jël ba doyal yeneen lycée yi doog a jël. mais xel mu neex yi bàkkee nañ ko waa Bane image boobu noonu lu yëngu ci réew mi côté aar ak lépp waxi ñeeg lépp foofu lay jógee. waaye buñ ne Màkka sa xel lu muy dem sëñ bi kay. léegi diine. buñ ne Touba. diine. buñ ne Tivaouane. même chose yaa ngi dégg léegi ñun nag image boobu noonu daf ñu mës a metti ñu taxaw di ci xeex. moom moo tax ñu ni ñu gëmoon mooy bu ñu amoon
président boo xamante ni Pikine la juddoo wala ci banlieue bi amaana ñun foofu la suñu xel tolloon quoi amaana loolu dina xaw a am nu mu changé surtout président boo xam dafa indi benn projet de société boo xamante ni dina changer Sénégal ñu ne kat changement wu Sénégal mi ngi jógee ci banlieue bi ñun loolu dañ ciy am fierté ndaxte xam nga identité dafa nekk loo xamante ni c'est mobile quoi ça dépend de celui en face de qui tu te définis tey boo définir par rapport à un Européen tu dis que je suis un Africain ngay définir par rapport ak un Africain du centre da nga naan ko man Afrique de l'Ouest laa dëkk de la même manière boo wax ak benn Malien da nga naan Sénégal laa dëkk mais booy wax ak benn Tambacounda da nga naan ko man Dakar laa dëkk mais booy wax ak ku dëkk Dakar centre da nga naan ko man Pikine laa dëkk te tamit nit da nga war am fierté par rapport ak fi nga dëkk loolu moom moo indi woon bi nga xamante ni ki jiite grand parti Pikine la juddoo maa ngi Géejawaay ñëw na taxaw. te Pikine moom mel ni Géejawaay dafa am ay ambition présidentielle musul am Pikine donc ñun boobu musuñoo dugg ci ay politique bi ñu toogee ak moom mettre suñu en avant suñuy conviction anti-impérialiste ak panafricaine ñu déggoo ci yaa ngi dégg ak itam ne nun politikuñ pour par force dañu war a jël nguur mais conscientiser nit ñi apporter changement indi lu bees loolu la ñu politiquer kon nag ñun du élection ba élection la ñuy yëngu te itam ay fichier électoral kese du ñu tax a yëngu li askan wi di dund muy waa Pikine di ñeneen ñu dëkk Sénégal muy ay jafe-jafe di ay loo xam ne jaarul yoon dañ leen ko teg ñun loolu dañ ciy taxaw man loolu moom moo nekk suma principe ci biir loolu du famille moo may tënk du parti moo may tënk du daayira moo may tënk parce que lii laa gëm ñi ma àndal dama jàpp ne ñoom itam loolu lañ gëm dañuy ànd di dox bu fekkente ne dem nañ ba mu yàgg ñoom ñu toog man dama ci continuer looloo tax bi may nekk ci ay kuréel yu mel ne aar la nu bokk boobu grand parti nekku ci bi may nekk ci ay kuréel yu mel ne noo lànk nekkuñ ci xëy na loolu moom mooy lii ñu parti bi mais man gëmuma loolu c'est pour dire que man sama liberté ci boppam du ma ko marchander du ma ko maslaa mën naa sëkk ak yow nag jàmm ak coloré waaye li nga xamante ne moom mooy sama liberté ak sama gëm-gëm loolu du ma ko négocier ak kenn du ma ko négocier sax ak samay wayjur mën naay naxante nag ndaxte xam nga ne kenn bëggul sa doom ngay dégg jàpp nañ ko tey jàpp nañ ko ëllëg bu manifestation amee dañuy tiit waaye comme man loolu laa gëm li ma mën a def mooy dem def li ma gëm bu ma ñëwee baalu leen ak bu ma ñëwee waxtaan ak ñoom kon nag segam du ñoom ñoo ma mën a tere man dox ci sama gëm-gëm du keneen wala leneen moom mooy tax ma dox ci sama gëm-gëm foofu laa toll te ci loolu laay oui léegi nag li taxoon ma ne Mouhamed loolu bu ñu ko dugal ci protocole bi mooy dafa am waxtaan boo xamante ni war naa ko waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy jiitu grand parti. waaw bëggoon naa la poser question. parce que ginnaaw waxtaan boobu noonu. waaw ci laa ci doon gën a mën a wax ndaxte li nga xamante ni moom laa xalaat. jëm ci parti bi. tegginuwul te itam rafetul. bokk nga ci parti ba léegi. rafetul man sax man loolu jaaxaluma bokk man nga li ma ci jaaxal saa di yokk si xar bi karaw. tegginuwul kii ne day bàyyi bay waxtaan ak liggéey bi ba pare xam nga loolu moom laa lay waaw wax tey jii tey est-ce que oustaz jàpp nga ne rafet na wala bokk na ci jikko yi nga xam ne diine da koo gërëm ki nga xamante ni sa nawle la ngeen di ànd ci dara yaa ngi dégg li nga koy wax jëm ci ànd bi ngeen ànd au lieu nga dem toog wax koog moom wala boog lu jiitu nga dem toog di ko wax ak moom mu jékki-jékki di ko dégg ci nangu nan la ko yaa ngi dégg loolu moom moo tax ma ne Mouhamed parce que foofu laa tolloon yàlla def ma xawoon fi tëdd moom yëg na ko lu yàgg bi ma ci génnee ci la coow li am ma dem taxaw ci taxaw bi ma ci war a taxaw toog weer samay dongo gisuñu ma te dañuy def bac ci ñoom laa nekk newoon bu ma amee jot wax nañ ci téléphone bu ma amee jot dinaa ñëw ñu toog waxtaan boobu nag moom mooy déterminer nan la mbir yi di demee loolu nag yaakaar naa ne tegginuwul ma toog ci média mu jékki-jékki rek déggee ko noonu li gën a tegginu ndaxte dafa ma respecté ko te itam am kóllëre gi dox suñu diggante ma dem wax ak moom ba pare. ah dommage parce que bu doon dama basé wu ci sa discours bi rek dama naan la majorité est au conditionnel et au passé
ba tax na dama la naroon laaj ndax est-ce que tu es toujours satisfait de ton compagnonnage avec le grand parti mais gannaaw ba mënuñu see wax nañu bàyyi ba beneen yoon. incha allah du ñàkk ñu amaat jotaay donc professeur Daouda Gueye lañ dalaloon ci Mbectecor tey damay bàyyi